asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo berne ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil benn ndogu bu gaaw boo xam ne ñoo koy defandoo ensemble incha allah donc mu nekk rouleau de poulet yi nga xam ne moom la ñu doon defar comme bi genre cordon bleu mais tey jii nag beneen façon lañ leen di indil boo xam ne omelette mooy nekk ci biir omelette bi dañ ko enfouré ak aussi carotte donc loolu dañ ci ñëw après léegi pour loolu dañuy soxla blanc de poulet mu nekk chicken breast ñaar laa yore fii donc moom laay jël dina doy suffisamment dinañ soxla aussi nen comme niñ ko waxee rek pour defar suñu omelette yi dinañ soxla aussi suñu ay épices dinañ soxla laaj dinañ soxla aussi fromage ba nga xamante ni c'est optionnel ku bëggul fromage mun nga ko bàyyi wala bu fekkee jàppandiwul rek mun nga ko bàyyi dinañ soxla aussi defar soupe boo xam ne moom la ñuy ndogee njëkk bu ñu dogoo moom la ñuy naan d'abord avant ñuy dem lekk donc soupe bi day nekk soupe végétale soupe légume lay doon bu leen daw donc dafay neex ba bëgg a dee mais ku bëgg mun nga ci def blanc de poulet tamit wala boo amee desitu ndawal bu des rek mun nga ko ci def man dinaa leen wan ñaari façon yëpp incha allah pour noo koy servir daal sans plus tarder du ñu def rek lu dul ànd ak yéen tey jii moom ci cour bee xew tey fan yi donc du ñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah. Voilà pour suñu kii soupe végétale bi tey lan la ñuy jël dañuy def carotte ak navet ak aussi dinaa def soble. donc ku mu neex nga def ci pomme de terre mais man dama koy bàyyi noonu duma ko def ak pomme de terre parce que dama bëgg mu léger bu baax a baax et puis soupe bu clair lay doon donc moom laay jël nii fi ma nekk nii damay daal di jël benn soble nii gis nga duma ko xar duma ko def dara nii laa koy tëmbalee ci biir ndox bi bu ko defee daal di tëmbal carotte tëmbal suñu laurier suñu ay épices nga xam ne su yooyu ñoree rek automatiquement dañ koy daal di xent donc mais am nañu carotte boo xam ne dañ ko def macédoine ba pare dagg ko ay dagg yu rafet macha allah donc loolu noonu moom la ñuy ñëw après bu ñu xentee bu yenn carottes yeeg yooyu ba nga xamante ni goût yi dugg nañu bu baax moom la ñuy ñëw dugal ko ci biir nag daal di koy bàyyi muy bax ak moom ndànk-ndànk donc duñ ko yàkkamti duñ def dara léegi dañuy daal di ñëw rek commencer jublu ci soupe bi incha allah. waaw kon nag bala ñoo dem ci waañ bi pour ci gaz bi pour commencer togg dama leen di wax ni tey jii gis ngeen li ma sol nii encore African Majestic Clothing moo ñu kii Majestic African Clothing voilà moom moo ñu sponsorisé toujours moom mooy suñu sponsor number one donc moom moo ñu solal tey jii di leen wax ni vraiment dee leen fa dem di xool yi mu am dafa jéggi dayoo ci rafet te instant bi surtout ci boori korité bi nii à partir de maintenant dañu commencé def promotion korité bi nag képp ku dem ci page am daal di xam nga wax naa leen ko boo leen demee ci Majestic African Clothing ngeen wax ni ci chez Bilo ngeen ko gisee incha allah dina leen jox 15% boo xam ne de réduction la ci prix bi mu koy jaayee te déjà prix wam dafa abordable nekkul ni parce que lu mu ñu sponsorisé moo tax mais yàlla rek moo tax may wax moom xam naa ne li muy jaayee dafa yomb loolu macha allah donc di leen wax jàppale leen ko bu baax te beneen yëf bi nga xam ne maa ngi koy remercier sama waa kër famille chez Bilo mooy nit yaa ngi koy woo di commander di ko wax ni si chez Bilo la ñu gisee la ñu xamee page am beeg yooyu et puis mu woo ma en retour pour di ma wax loolu donc loolu mu wax la rek honnêteté bi nekk ci moom daal vraiment xale bu jàmbaare la sax jàppale leen ko bu baax a baax dinañ leen waxaat dinañ ko bindaat xam naa après waxaat leen ko aussi si booru fin bi donc ñu daal di dem si waañ bi commencé gaaw suñu supp balaa dog dañu fi fekk incha allah dañuy njëkkanteeg lëndëm bi. voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii dañuy defar dama jël sama ndox bu tàng di ko defar di ko baxal nii pour mun a gaaw dañuy daal di moom la ñuy njulugee bismillah donc lii dina leen wax ni tey moom tata Bilo daa yàkkamte bismillah lii xaaral ma dagg ko sax si digg bi voilà bismillah donc yooyu dama koy baxal tuuti parce que moom laay def si biir ginaar gi après carotte yooyu mais ñoom seen carotte mu ngi ñëw incha allah gis nga ma daal di def ni daal di ñëw def sama mélange d'épices
bismillah selon votre goût rek voilà def un peu de poivre noir bismillah bu mu saf comme koor la voilà daal di def aussi suñu sel daal di ñëw def suñu bay leaves muy laurier dinañ ko def léegi lii suñu herbe la herbe de Provence wala herbe bu la neex rek man moom moo gënoon jàppandi ma ne naa ko def gis nga supp bi du am diw du am dara nii lañ koy defee après dinañ si boole aussi champignon pour ki nga xam ne bëgg na donc mu nekk mushroom léegi damay daal di ñëw ub cin bi ràpp bàyyi ko muy mijoter ndànk-ndànk léegi le temps ñun ñuy commencer defar suñu omelette yeeg yooyu nga xam ne dañuy teg farce bi fële après door a jublu si daaj nen bi daaj la xaw ma tàppal nen bi kii ginaar gi macha allah. gis ngeen fi mu nekk nii subhanallah dañuy defar suñu omelette yi nga xamante ne dañ koy def sous forme de crêpe lañ koy def pour ñu mun ko rouler kii bi. carotte bi nga xam ne moom la ñuy baxal fële ci supp bi donc mi ngi noonu damay jël rek je pense que dina doy donc ñu daal di assaisonner comme d'habitude rek bismillah gis nga jël suñu sel donc lii mélange d'épices la sel baa ngi nii def tuuti poivre noir voilà donc tey du ma ci def meew dama koy bàyyi noonu rek pour lu gën a gaaw rek laay wut donc su ko defee ñu daal di koy bati tuuti bismillah voilà léegi ma jël sama kaani bu verte bi ak tuuti oignon ma def ci parce que dama bëgg omelette bi am goût daal voilà mun ngeen def lu bari wala lu yem voilà donc en attendant ñun ñu ngi nekk di teg suñu poêle bi fële nga xamante ni foofu la ñuy toggee donc dañ siy def tuuti diw bu ko defee ñu daal di ñëw commencer defar omelette bi léegi di ko teg nag léegi di xaar kii carotte bi du ñor xomm pour ñëw def ko ci incha allah. bismillah omelette bi jarul sax muy parfait parce que dañ koy rouler après damay bañ rek mu tas su la neexee mun nga def œuf brouillé sax ci boppam daal di koy def ci biir ginaar gi. donc nii lañ koy bàyyi muy def ay mbiram ndànk-ndànk après ñu ñëwaat incha allah. voilà gis ngeen suñu omelette crêpe yaa ngi nii pare na donc damay daal di jël comme li ma leen waxoon sànq gis nga damay jël fromage bi daal di koy teg nii ci kawam yooy xool rek quantité bi nga bëgg je pense que lii dina war a voilà xaaral noo xam ne daal dinaa ko mën a lem waaye ma def noonu voilà. léegi ñu jël suñu carottes yi yaay xool rek noo ko bëggee ñu daal di koy soit ñu teg nii beneen fromage ci kawam wala ñu bàyyi daal di koy rouler nii ci kawam gis nga suñ ko rouler nii lañ koy dugalee incha allah ci ginaar gi donc nii lañ koy rouler ci biir ginaar gi voilà donc ñu yeggale ñëw wanaat leen. gis nga carotte bi dañ ko baxal tuuti rek sànq voilà donc ñu rouler ko ba mu dëgër boo koy dugal bu la neexee sax nga tëj côté yi nii gis nga ko mu ngi dagg mais boo koy dugal mun nga def loolu ñu daal di teg voilà gis ngeen suñu dënn ginaar bi mu ngi nii dama ko jël lelli ko tuuti nii avant ma koy tàccal donc xaw ma tàccal la xaw ma tëcc voilà donc damay daal di ñëw commencer ko tëcc boo koy tëcc day tax mu gaaw a ñor ko tamit donc gisoon ngeen ko bi ñuy def cordon bleu tey damay ñëw rek def incha allah. voilà gis ngeen léegi damay jël sama kii yi seasonings yi commencé ko ci def muy sama assaisonnement yi donc laaj moo nekk nii
ma jël poivre noir ñaari côté yëpp lañ koy def mais fii nii lañ koy commencer d'abord daal di jël un peu de sel un peu mélange d'épices voilà donc daal di ko ci diw voilà gis nga soo defee nii rek donc ñu daal di koy teg à côté léegi jël tuuti fromage voilà daal di ko ci lal nii rek tuuti rek lii c'est optionnel mais pour mu teel ñu suñu kii bi la suñu omelette yi voilà gis nga omelette yi mi ngi nii léegi ñu jël avec l'aide de film alimentaire bi voilà ñu daal di jël tëj côté yëpp gis nga daal di ko ci barangaat encore voilà daal di koy tëj carrément sama loxo yi dafa niin instant bi mais on va faire avec gis nga buñ ko tëjee nii ba pare comme ni ñu defoon beneen bi rek tëj ko carrément soo amee papier sulfurisé voilà mun nga ko jël nga utiliser ko man dinaa jëlaat beneen film alimentaire laxasaat ko comme ça ma mun a am appui bu baax si li may def gis nga léegi ginaar gaa ngi nii booy xool pare na dañ koy jël dugal ko si congélateur bi boo ko defee si frigidaire bi nga xam ne day gën a lu mu gën a toog nga gën a am maîtrise si ginaar gi léegi ñun li ñuy def nii lañ koy jëlee dugal ko si si suñu casserole pour daal di mel ni ku koy muusal parce que soo ko defee directement noonu nen bi dafay daal di tooy te bëgguñu loolu alors que soo ko defee si mbuus bi moom moo koy téye ba nga xamante ni ndox du si dugg dara du si dugg te dina tax muy toggaale en même temps looloo tax ñun ñu choisir jël film alimentaire bi nii donc gis nga loo ko gën a mën a kii laxas mu gën laa arranger gis nga dañ koy laxas ba mu ne ngodd daaral ku amul film alimentaire mbuus boo ko amee mun na def la même chose ñu dugal ko ci ndox bi fële ndox bi dañ koy assaisonner tuuti rek comme ça mu amaale goût gis nga ndox bi sel rek lañ ciy def assez daal di ñëw dugal ci boo amee cin bu gën a mag nag moo gën bismillah dugal ci ndànk ginaar gi bàyyi ko foofu muy bax ndànk nag moom doo ko yàkkamti doo def dara donc damay wàññi sama gaz nii bàyyi ko ay 5 à 10 minutes après ma dindi ko parce que après dañ koy dem sauté ji rapidement moom tamit voilà gis ngeen suñu supp bi fi mu nekk nii pare na léegi li ñuy def mooy dañuy daal di jël ndox bi xent ko nga xam ne léegi suñu paree rek dañ koy transvaser waat tegaat ko ci kaw cin bi def ci suñu légumes yeneen yi nga xam ne moom la ñu yore woon sànq incha allah voilà bismillah gis nga bismillah donc ñu defaraat rek jaarale ci waat tuuti rek voilà ku mu neex étape bi yëpp mun nga ko bañ a def léegi ñu daal di ciy def suñu carottes yi ak navets yi ñu waxoon yi sànq donc mu ngi nii dañ ko fejet bismillah gis nga yi nag moom les grandes dames de chez Bido ñoom rek a ko mën macha allah yi ñuy def ah waay yi ñuy def ëpp na donc gis nga ñu def carotte bi aussi donc légumes yi moom c'est selon votre goût ak préférence personnelle noo bëgg rek mu bëree man nii laa koy bàyyi nii mu daal di ñor dañ koy bàyyi mu ñor ay 5 à 10 minutes man duma ko bàyyi ba mu ñor xomm damay bëgg toujours mu am bët bu ko defee bu ñu paree nag léegi daal di yàq incha allah ñu daal di nettoyer nga xam ne suñu ñëwaatee ak yéen c'est pour saaf ndawal li la dinaa leen wan beneen bële ginaar gi pour ki nga xamante ne bëggul a baxal ni à côté moom mun na saaf directement mais dinaa leen wan technique bi comme ni ñuy defee cordon bleu rek da nga koy def ndànk doo ko yàkkamte incha allah. voilà gis ngeen pour ki nga xam ne moom bëggul baxal yàpp bi li ngay def mooy da ngay def tuuti huile
def sa kii tuuti beurre damay defaale tamit tuuti oignon c'est juste pour xeeñal kii bi rek ndawal li gis nga ma jël sama romarin def ci ñu daal di jël côté bi nga xam ne moom la ñu tëjoon rek teg ci voilà donc nii lañ koy def bu ñu demee ba côté boobu ñor ñu tourner ko dañuy nekk di ko tourner quoi au fur et à mesure ñu dem ñu koy tourner incha allah. voilà gis ngeen ginaar gi moom nii rek lañ koy def bismillah donc gis nga ngay continuer di ko tourner rek ba muy ñor donc nii la ñuy continuer buñ ñëwaatee ak yéen nag noonu lañ leen di wan gis ngeen nii rek ngay def da ngay continuer di tourner côté yëpp sens yëpp donc fii la ñu lakk léegi mu dese ñu benn aile bi ak fii ak si ginnaaw loolu rek moo ñu dese incha allah. voilà dañuy defar salade nii rek léegi boo xam ne moom la ñuy booleeg lekk bi ku nekk yow yaay xool nooy def man damay ñëw rek tàmm naa defar salade donc damay ñëw rek di def nii du ma wax sax lan laay def donc ingrédients yaa ngi nii ku nekk rek yow yaay utiliser li nga bëgg incha allah. waaw kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon ni gis ngeen lëndëm bi daf ñu fee xaw a fekk ñu daw dugg ci biir donc foofu lañ leen di wonee produit fini mais voilà gis ngeen kon liñ leen waxoon sànq rek fii lañ leen indi pour wax tàggu leen donc gis ngeen li ci digg bi moom mooy bi nga xamante ni dañ ko baxaloon muusal ko daanaka moom moo nekk nii ci digg bi donc moom la ñu dagg nii bi nga xam ne kenn musalu ko woon dañ ko saaf gis ngeen ko moom moo nekk ci aile yi nii donc mu ngi nii ñu boole ko ak suñu salade boo xamante ni salade bu am laitue la moo nekk nii ci kanam nii ak beneen salade bi nga xam ne moom lañ leen wanoon sànq rek rapidement nga xam ne ay légumes la ñu dagg rek def ko ci boobu xàmmee ngeen ko parce que dama koy def assez souvent donc suñu supp yaa ngi nii li ma leen waxoon ñaari présentation benn baa ngi nii bi nga xam ne lii végétarien la amul ndawal amul dara donc carotte bi la ak navet bi wala beneen kii bu la neex beneen légume bu la neex ñu def ci persil nii rek ki décorer ko donc ma daal di jël pour wan leen même soupe bi laa jël bi ma paree ba pare ma jël desitu ndawal ginaar gi ñu defaroon noonu bi ñuy saaf bi moom laa jël dagg ci tuuti def ko fii pour wan leen rek beneen version donc mu ngi noonu mais di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax bu leen fàtte aimer vidéo yi bu leen fàtte di ko partager mais aussi bu leen fàtte aussi di xool suñu sponsor bi tamit muy Majestic African Clothing ñoom ñoo ñu sololoon comme li ma leen wax ci début bi te ku dem nga mentionné que ni dangaa gis abaya yeeg wala yooyu robe yeeg yooyu chez Bido di nga am 15% muy 15% boo xamante ni ci réduction ngay am muy discount donc te dafa nekk en promotion ci période Ramadan bi mais surtout ci côté Korité bii di waaj a ñëw incha allah yal nañu ci yàlla yeggale ak jàmm ak salaam di leen wax ni émission bi nag tey dama ko may ñépp ñi nga xam ne ñooy safoo chez Bilo parce que tey moom mënumaa tànn kenn ku ma tànn rek di nga am ñoo xam ne dinañ mer parce que tey dañoo am fan nekk ci biti mu neex ba bëgg a dee ñu changer un tout petit peu de décor donc mu nekk comme ñu ngi ci confinement bi ba léegi kenn génnul kenn demul fenn ñu daal di ñëw ñun suñu cours teg ko foofu comme ça léegi ñu am impression que ni ñoo ngi ci parc yi wala yu demee ni ki noonu di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah